asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu ñëwaat ak yéen ci waxtaan wu gàtt rek jëm ci réew mi ñu bokk ak diine ji ñu bokk ak valeur yi ñu bokk. ñu bëggoon a sànnanteeg yéen ay kàddu rek ci kaawu suñu mbokk moomu ñuy wax Fa Mbay nga xam ni dégg ngeen ñu ni journaux yi bind nañ ko président de la république jël na en charge ay frais yi nga xam ni moom moo ko war a yóbbu pour ñu faj ko. ginnaaw ba ma gis directrice de la famille génn di def ay lay maanaam di lay mu wax ne président de la république dëggal kon li nga xam ne moom la média yi wax décidé na évacuer Fa Mbay pour ñu opérer ko. kàddu yooyu nag laa bëggoon ñu faram-fàcce ko benn par benn bu ko defee nag mu leer. nee na depuis mois d'avril maanaam juróom benn weer jege na ko. nee na ci la ñu tàmbalee di dimbali Fa Mbay di ko jox noonu ñu tàmm def di la compal di la sarax ni ñuy saraxe miskin juróom benn weer ku feebar yor wopp ju mel na jooju Fa Mbay yor nga xam ni bés boo xëyee suba sa bakkan a ngi ci xottu nen. mois d'avril ngeen commencé di ko mosal te ndax xam yéen ak a ngeen a gaaw ci évacuer seen bopp wala évacuer seeni doom wala évacuer seeni sëriñ wala évacuer seeni religieux wala évacuer seeni député ak seeni ministre ak a ngeen cee gaaw. kon bu leen ñoroon juróom benn weer du ngeen ko toog di def dilatoire ba xale boobu mujj génn di dimbali ñaanaat beneen dimbal. ndax yéen su fekkoon ne génnaatul léegi fan yi defaat communiqué ngeen continuer di noppi moom ak sénégalais yi xam nañ ne yéen lu waay coowul du ngeen ca def seen loxo parce que noonu ngeen di fonctionner. ngeen ne yóbbu ngeen ca moom directrice bi yóbbu nañ ko ci benn centre nangam d'abord nit ku feebar ku mel noonu taxawu ga mën na nekk lu baax xëy na ci centre ba waaye dafa am loo xam ne milieu naturel lu nit léeg-léeg boo ko ca daggee fi mu juddoo yaroo fa màgge fa nekk ci biir ndeyam ak i baayam ak i mbokkam ak i jege ñaaleem am na luñ koy mënal loo xam ne lii centre du ko mën alal du ko mën. kon bàyyi woon ko foofa bu ngeen di dimbali ngeen fekk ko fa dimbali loolu moo doon li ma jàpp ne man mooy yoon. ngeen yaakaar ne nag bu ngeen di wax téeméeri sénégalais yu ngeen di waxal juróom-ñeent fukk yaak juróom-ñeent ay dof lañu ka ca des moom dafa am naxanoom la. dof nag weesuwul ànd ak say nawle jàppe leen dof di wax say wax war ngeen reculer te bàyyi façon bi ngeen jàppee citoyen yi. lu ngeen jàng nit ñi jàng nañ ko lu ngeen xam nit ñi xam nañ ko yeewu ngeen am nit ñi yeewu nañ ko parce que loolu la suñu borom dogal. man li ma ci intéressé nag mooy façon bi nga xam ni moo xew ci réew mi. Fa Mbay ku ko gis te yor xol yoru njaboot am xol buy dund danga am lu la metti moos ci situation bii mu nekk. kon ku dégg ñu ne ñu ngi koy dimbali wala état jël na en charge ay frais loo ca wax lu dul sant yàlla julli ci yonent bi te ñaanal ko mu dem ba delloog sagoom du jekk du neex a nettali. waaye man ànduma ci façon boobu. la ngeen waree no taxawoo xale boobu aka bari ci diggante bi te defu leen ko lépp ay faute la. fii ngeen ko bàyyi ci du yaa ngi wax ay awraam ak nangam état aka bari kàttan ak dooleeg sañ-sañ bu ñu koy faj yóbbu ko ci télévision gis ngeen ñu bàyyi ko ki charlatan ay sëriñu tariyaax yoo xam ni yii ñoom seen tànk yépp teg nañ ko ci yoonu safara te wàccaguñu. ngeen bàyyi kook ñooñu ñu koy diw di ko suur ngeen toog di seetaan loolu te mënoon koo saafara nga naan muy génnee awraam. bu leen neexoon awraam du génn benn vidéo bu génn bu mel noonu rek su leen neexoon dans les 10 minutes ngeen xam ki ko def ngeen jëli ko keneen du ko defati. yéen lu leen war a échapper ci situation Fa Mbay ba ngeen di woo di laaj mbokkam patati patata dossier fu mu toll ñàkk ngeen jom. ñu ne Tunisie mën na loolu mooy ba tey ñàkk jom gi ndax réew mu mel na Tunisie ba jóg jotee ñu jóg
ñun 60 ans d'indépendance ñu nekk fii niigal di leb ci turu sénégalais yi ba leb gi fi mu ne dañoo biime la ñu doon leb fi mu war a dugg fa ba fii ñu toog kon yéen gàcce ngeen waroon a am ngeen naan ñu ñaan président mu dugal loxoom ci lii lan la président war a dugal loxoom bu ngeen defoon li ngeen war a def citoyen du soxla ndimbal ba président di ci dugal loxoom ma tudd nga vacances gouvernementales moo yéexal kii bi ana administration waaw ministre yi bu ñuy dem dañ kon daal réew mi bu ministre yi jëlee vacances réew mi dafa war a gaare yéen a ñàkk jom ngi naan weer wu ne ñu jox ko dund ak xaalis dund ak xaalis lan lay tekki juróom benn weer ba mu commencé di jooy ak léegi régler dossier am ci état matul fukki fan ak juróom su leen ñoroon bàyyi leen lay bi yéen lépp lu nit deful coow ak politique amu leen ci soxla lépp lu nit deful politique ak coow du ngeen ci am soxla présidence de la république dafa waroon a rus bu ñu tollee ci 60 ans d'indépendance moom jabaram njabootam dëkkandoom xaritam ministre yi député yi sëriñ si ñépp di faju ji à l'étranger waaye la ma waxoon ci sama vidéo bu njëkk ba rek ku jël ñaqi baadoolo yi di ko génn di ko fajoo ji te teguloo ko ci yoon yàlla boo dellu si te ñi ci bare nag gis ngeen ni mu demee ndax yàlla nag ku maandu la Niger gii ci suñu wet di pays pauvre chinois yi ba ñu demee ne leen lu ngeen bëgg hôpital de référence la ñu wax 45 milliards lañ ko tabaxee bu mucc ayib ku ko weddi tàppel li may wax Niger hôpital référence bind ko nga gis lu yéeme vidéo baa ngi ci internet di daw ñun ñu jël benn terre def ci 656 milliards inauguré ko dégg naa keroog sax suñu benn mbokk bu naan inauguré du dara inauguré kay mooy na dox nañ ko ngénte kuñ ko ngénte duñu ngénte ko judduwul am na avenant 88 milliards nga xam ni kon ñu ngi ci lan 700 et quelques milliards yooyu nga xam ni moom la ñu def buñ ko defoon ci hôpital ak ay façon hôpital ya gën a mucc ayib ak infrastructure ya ak médecin yoo xam dañ leen di jële sax à l'étranger ak seen xam-xam ñu jàngal ñi fi nekk wala ñu yóbbu leen ñu defi formation fii ñu toll tey jii ba ku mel na Fa Mbay moomu di dund lii muy dund du fi am ngeen ne ñu réactualiser devis bi réactualiser mooy devis bi moom dugaloon ngeen ko ci tiroir mbirum Fa Mbay da ngeen doon xaar wala yaasu billah yal na fi yàgg te wér da ngeen doon xaar mu dee lool ngeen doon xaar waaye deewagul mi ngi fi incha allah yal na dund te yàgg yaa ngi wax waxu bon sens madame la directrice bon sens moo doon nga téye sa làmmiñ toog ci sa ruq dikk di layyil ku ñu mënta layyil loolu du bon sens madame la xew Abbas Ndao Sénégal yépp gis nañ ko ay diabétique yu mënta faju centre de dialyse yi boo fa demee sa yaram day daw machine u dialyse hémodialyse entre $2,500 ak $10,000 bi gën a cher góor gi si Dieng at yii ci ginnaaw defe naa ñeenti at léegi mayee na ci juróom-ñaari machine ci ñàqu boppam kon yaakaar naa ne Sénégal waroon nañu fii ñu toog di wax quartier laa wax de quartier bu ne ci Sénégal waroon naa am benn infrastructure unité de dialyse nekk fa waa quartier ba yéenewuma kenn mu am ko ba di ko fajoo waaye quartier bu ne ni dispensaire war a amee ci quartier noonu la waroon a amee ci quartier bu ne machine u dialyse boo demee fa ñuy faje cancer da ngay am lu la metti ngay gis situation boo xam ne bii sa xol bi day bucceeku diabétique yi nag moom waxuma seen wax ñoom Sénégal daanaka 10 Sénégalais yoo gis presque mën ngaa wax ne ñaar ñi dañoo am diabète bii situation ñu koy dund après 60 ans d'indépendance xaalis bii dem ci yan caisse noire fonds politique ministres yi salaire yu jéggi dayoo député directeurs yi salaire yu jéggi dayoo PCA député yi mooy weteñ yi nga xam ne ñoom ñooy namp réew mi ñoom
conseillers yi nga xam ne nag conseiller wu ñu dara ay parasites nga jël ay milliards ñuy sàcc ñépp xam ni càcc la loolu enquête yi wane na ko ndax organisme yi nga xam ne ñoo fiy def ay audit wax nañ ko mi ngi ci biir internet bi ña ko sàcc ñi ngi nii di càccambal ci biir réew mi ngeen boole ko di nag jël xaalis bi sànni ci frontière lii di xew ci meeting yi génn nga koy gis tournée politique yi li ciy xew ci ay xaalis yu ñuy sànni yépp a nga koy gis waxuma laak nag projet yoo xam ni amalul Sénégal njëriñ ay football kaay ay arena ay terre yoo xam ne yi bañ ko inauguré neewoon nañu 2020 ba 2021 ba ñu ngi jugu 2022 yabeel gi ngeen ñu yab peuple bi ñoo ko nangu xam nga peuple buy nelaw boo xam ne bii du ñu yeewu mukk lii ñu ciy def day waslu àq rek waaye man séentuwuma sax ñiy yeewu ndax ma jox leen ci benn exemple musu leen a dem France musu leen a dem Amérique musu leen a dem benn réew ci réew européen wala Occident gis ay citoyen di def ay set-setal jamais ndax ñi ngi fay ay impôt lu ñuy fay moom la ñuy wëlbatiku wute ko ay camion faye ko ay agent ñu wër ci mbedd mi di ramasse ordures yi ñiy dem ci bitim réew laaj leen ko ku ne am nga doom wala jarbaat bu fay dem fii nag ñu naan la acte citoyen nga jóg xaabar daal di bale mbedd mi ñu ne déete waaye nga bale ba pare tilimal ndax stel ngay tabax ci diggu yoon wi fii Louga gii bopp koñ boo dem fekk xale yi tabax ci yoon wa luñ fa wër ta tabax ginnaaw ba ñu setsalee nee nañu te bu ñuy setal du ñu jaar ci yoon wa loolu acte citoyen la kon nelaw gii dafa metti kuy nelaw nag ñu lay pëkk-pëkkal nga lànk nañ la bàyyi nga xaran mbokk yi lii di xew ci Sénégal muy téeméeri junniy Fambaye ngi fii 700 milliards yooyu nga xam ni moom la ñu def ci TER bii rek laa wax jëlal exemple lu TER képp ku feebar ci Sénégal gii képp ku fi feebar laa wax ñi feebar ci Sénégal lu mu gàtt Sénégalais yi moom c'est sûr 14 millions la ñu wax wóor na ma ne moom 5 millions yi moom dañoo feebar ku feeñ la ak ku feeñlewul moom 5 millions yooyu mën nañ leen a faj ci 700 milliards yooyu ñu def ci TER bi calculer leen ko yóbbu à l'étranger faji fa faj neexe comme fii moom ku feebar faj du la tax a dund kon ñii yabeel gi dafa ëpp na sama xol bi nag moo jeex ngeen jéggal ma xaalu tey bi waaye lii kenn mënu ko waxee sago assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.